xibaar yi ci RFM. caytu ceeb ak caamin bu kay bëkk dëkk la ñu nekk ca Bambey fu ca nekk benn waxtu du 1h jot na fa waxtu woowee moo jot ci rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi salaamaaleykum. Mamadou Mohamed Ndiaye. la ca gën a fës bokk na ci ñetti junni tonni tooke ak lu teg di nitrate d'ammonium ga nekk ca poorub Ndakaaru ñii di kilifa yi réew mi doon mbir moom togg na leen fitna jamono jilee ana nees def ba tàggoo ak loolee ci lu ëndul benn jafe-jafe des na ci def ab gëstu bu yaa ci xibaaru digg bëccëg gi wàllu njàng meeg njàngale mi élèves yi wut li jaasab certificat ak entrée en sixième tey ji xëy nañu sóobu ci examen ba toll nañu ci réew mi yëpp ci ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn junniy élèves xëy nañu topp jëwriñ gi ñu dénk wàllu éducation nationale ci tournée boobu def na ko ci santar ngir xool fa examen yi toll fu ci mel ne Ndakaaru Pikine ak Géejawaay daas na dañuy demit ci xibaaru digg bëccëg gi ca diwaanu Kolda ne foofee école sénégalaise bu Guinée Bissau ba ñoom it tey ji xëy nañu kon amal yooyu la examen watay manqkat yi duus ya ca Touba ak gerew ba ñu nekke loolee maire ba àndu ci seen gis-gis seen gerew ba fa ñu ko teg du foo xamante ne ji kon lu dëgër la coup d'état ba amoon ca diwaanu Mali ba léegi dégguñu benn kaddu jibe ca ndajem conseil des ministres bi woon démb fii ci Sénégal des na jéem a xam ana lan moo ko waral naka noonu it ndaje yi nga xam ne njiit réew yi nekk ci CEDEAO kon ñu ngi koy amal ci vision conférence tey ji ci alxames yi ca ñooñi njiit réewum Sénégal di président Macky Sall ca lay bokk mbokki loolee moo di taxañu xabaar yi bu ñu ko taxarñee bu nuppi ci la ñuy dalalee Georges Déthié Diop ngir xibaar yi bii ci réew yi naam Diop Ndiaye lu cay gën a fës la cay gën a fës dana bokk coow la ca Mali ak coup d'état ba fa amoon conseil de sécurité bu mbootaayu xeet yi woo ñi nga xamante ne ñoo di soldats yi ñu delluwaat ci caserne yi ca Mali ba léegi Amnesty International ne militaires yi nañu arrêté lépp lu jëm ci ni ñu jàppee nit ñi te leeral ni ñu faat ñeenti nit ca Côte d'Ivoire moom dañoo taxawal lépp lu jëm ci manifester ci mbeddum buur fii ba 15 septembre loolee li ko waral ñaawte fi ñu nemmeeku ci manifester yi am ay bés yu ñu weesu tey nit doon ci ñàkk seen bakkan. xibaar bi ci réew moom la tënk noonu dana ñëw yàkkali ko ci kanam tuuti bañ ca noppee daañu dalal Cheikh Ahmed Tidiane Diagne ci xibaaru tàggat yaram lu ciy gën a fës Cheikh. lu ci gën a fës Ndiaye gannaaw ba ñu la nuyoo moo di jogante ko nar a dox niki dimanche gi ci diggante Paris Saint-Germain ak Bayern Munich ñeel lii di finale Ligue des Champions bu weesoo maanaam rendez-vous sportif bi équipe yi ku ci nekk si ñoom ñaar daal dina am koppar ju takko di ngeen si déglu kii di Soda Thiam finale Ligue Europa bi tam dañ ko daal di waxtaane leneen li nga xam te daal fas nañ ko waxtaane moo di tamit xibaar gu tiis gi ñeel lii di njabootu basketball bi ak génnum àdduna kenn ki nga xamante ni bokkoon na si nga xamante ni daal dañ leen daan lim di Dimitri Ndiaye moom nag nekkoon na fi entraîneur ci jamonoy Bonaventure Carvalho yàggoon na ci équipe nationale bu basket bu Sénégal moom nag moo daal di dëddu àdduna ni ki tey ji sa Ziguinchor ñu fas nekk jëbal borom moom ni ki tey yi ginnaaw loolee daañu ànd ak Barthélémy Ngom ci Coro News mu di ponk bi ñu jagleel tolluwaayu coronavirus bi ci àdduna bi danaa leen jukki las lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk buñ ca noppee daanoo ngeen ci gis-gis tey ji la ñu cay waxtaane mi ngi jëm ci dialogue politique bi tënku ci dialogue national bi ñu war a dooraat liggéey bi gis-gis ban ngeen ci amee ci ëllëgëm seen xalaat ci njeextal xabaar yi ci gis-gis ci rajo Futur Média Aliou Ba moo nekk ci machine bi. Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi dooree xibaaru digg bëccëg geek accident bi am fële ca diwaanu Pakaaw ñaari ndaw kon ñoo faatu ñaari ndaw kon yu yëgoon ci benn moto ñoom ñoo faatu ca boobu leen l'accident am na keneen ku leen ñetteel koo xamante ne ji sonn na lool ba dañu ko mujj évacuer ci hôpital bu Ziguinchor Max Click Company. ñaar ci ñetti ndaw yi nekkoon ci moto jakarta bi dañoo ñàkk seen bakkan ci saa si gannaaw bu ñu dalee ci benn camion bi gendarmerie taxawaloon ngir amal contrôle beneen ci ndaw yi dafa nekk ci coma te moom sax gannaaw buñ ko rawalee établissement public santé niveau 1 bu Sédhiou dañ ko mujjee yóbbu ci Ziguinchor ñetti ndaw yooyu ci xibaar ñu jot dañoo bàyyeeku ci bërëb Daaru Salaame doon dem ci benn soirée ci ab benn gogoxaat féete ci zone Pakaaw boobee ci yoon bi lañu dajee ak benn patrouille gendarmerie
doon amal visite ci boobee bërëb gendarme nag fu ñu taxawal camion bi ngir amal contrôle la ndaw yooyu jógee ci benn yoon bi ñoo boobu leen di seen ci noonu ñu bëgg wàcc yoon bi ngir mooy gendarme ak camion boobu ci la ñu dal ci ginnaaw boobee oto ñaari ndaw yi ñàkk si seen bakken moto bu ndaw yooyu doon dawal ci xibaar ñu taataan dafa amoon jafe-jafe ci wàllum lumière gendarme nekkoon foofu doon amal seen liggéey jëm taxaw ci lu gaaw ngir ñu ñëw rawale ñetteel ndaw bi nga xamante ne bi accident bi di am dafa amoon ay gaañu yu takku waaye mujjee nekk ci coma ñaari néew yi ñoom fu mu nekk ni ñu ngi ci morgue établissement public santé niveau 1 bu Sédhiou di xaarande enquête bu njëkk bu ñuy amal ci yooyee mbir laata ñi leen di jëbal seeni boroom Max Euclide Kamfani ci Sédhiou ngir RFM. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñetti junni ak juróom fukk ci ay tono nitrate d'ammonium di xeetu tooke bopp nee nañu ma nga ñu denc ca poorub Ndakaaru tooke la jooc ku ko sàggane mu jur musiba entreprise Exloc bi nga xamante ne ji moom moo ko fi andi wàccee fi moom les marchandises kilifay réew mi sàkku na ci moom ñu jële ko kon ca poorub Ndakaaru ci yooyu la jamono ñuy déggmati ne am na barab bopp mi ngi toll ci juróom-benn téeméeri mètre carré bopp am nañu ko ca jam ñaajo ngir war ko faa def waaye la ci ñuul moo di ba fi mu nekk ni jëwrin gi ñu dénk wàlla environnement fii ci réewum Sénégal nangul lu leen lu mel noone ndax nee nañu xeetu marchandise bu ni mel xel xalaatul ñuy jël responsabilité joxe autorisation ñu koy denc ci réew mi li ñu sàkku ci borom tooke ji mu di nitrate d'ammonium bi mooy na ko delloo fa mu ko jëlee woon fa mu waroon a dem nag moo di réew Mali jamono ji dugg fa doon lu jafe ndax jafe-jafe politique jafa am loolu lépp laajub taxaw seetlu Mouhamed Ali Bouba def na ko. boo xoolee du problème stockage moo posé wu ci Diamniadio waaye problème sécurité ak problème impact environnemental kon site bi ñu trouvé foofu ngir entreprise Exloc entreposé kon 3050 tonnes nitrate ammoniac boobu boo xoolee des na baax ci tontu bi ministère bi tontu kii di entreprise Exloc mi importé produit bi entreposé ko ci port de Dakar ministère de l'environnement nee na kon problème yu bëri tax na mënuñu leen jox kon autorisation ñu def li nu mel ci site 600 mètres carrés bu Diamniadio. Baba Dramé mooy directeur environnement bi. dafa nekk produit boo xam ne produit dangereux la gis ngeen la xew ca Beyrouth ba tax na fépp foo xamante ne dañ ko fa war a entreposer dañoo war a def li ñuy wax étude d'impact environnemental ba noppi dañoo war a def étude de danger maanaam saytu danger yi nga xamante ne yëpp buñ stocké produit boobu mën na sa juddee su ko defee dañuy jël toutes les mesures de précaution que bu jëyee pour prévenir jëye yooyu wala bu jëye bi amee ñu mën a xam ban taxawaay lañ ci mën a am. nu man tamel Exloc kon entreprise bi importé nitrate d'ammoniac boobu ngir yóbbu ko ci Mali nee nañ ko na jëlee produit bi ci port Dakar ci recommandation yi mu defal kon gouvernement bi ministère de l'environnement nee na dégagé na responsabilité yépp nee na itam Exloc na jël responsabilité ngir yóbbu produit boobu ci Mali mais problème bi mooy fu mu toll nii frontières yi dañoo tëju naka noonu itam fële ci Mali problème sécuritaire mun na ci posé wu ci contexte boo xamante ni daanaka ci contexte crise politique moo tax kon responsable Exloc bi yor produit boobu ak port autonome de Dakar dañuy gisee waxtaan ngir xool yan solution lañ war a apporter ci wàllu woowulee su ko defee ñu mën a minimiser risque denc bi balaa ñuy yóbbu nitrate d'ammoniac boobu Mali. nitrate d'ammoniac boobee ak li mu mën a jur ci wàllu lorange bu ñu ko sàggane firnde li moo di la xewoon bu yàggul ca port bu Beyrouth di kalaate gum fa def te ñu ne mooy li ko sooke bakkan yu bari des ci ana lan la mën a jur laaj bu ni mel laaj nañu ko kii di Youssouf Sakho professeur de chimie la ci lycée Limamoulaye am nay leeral yooyu dénk na ko Awa Mbaye. nitrate d'ammonium benn produit chimique boo xam ne ñaari corps la ñaari substance la dajale maanaam lu ñuy wax ammonium ak lu ñuy wax nitrate ammonium bi mu ngi jël si corps bi ñuy wax ammoniac NH beneen bi si corps bi ñuy wax acide nitrique boo leen boolee day nekk produit dangereux parce que produit est toxique parce que ñoom seen bopp fu ñu jógee rek ay produit dangereux maanaam ammonium bi fu mu jógee maanaam ammoniac bi boo leen fàttaliku si les années 90 amoon na accident bu amoon fort accident ammoniac bu mu wax produit donc boo ci amee corps dafa jógee ci loolu donc produit bu dangereux la boo jëlee beneen dafa jógee si benn corps boo xam ne dafa joxe nitrate boo xam ne si benn communauté corps bu jógee moom it dafa am dafa dangereux boo leen boole ñaari corps yooyu rek moo joxe nitrate d'ammonium maanaam bu ñuy boole chimie parce que bu ñu koy boole ci chimie NH4 bi NO3 la dañ koy wooyee mais xam nga ñu ko comprendre mais combinaison ñaari corps yooyu c'est des produits yoo xam ne c'est des corps dangereux et toxiques moo tax doo gis fu ñu koy denc day sori nit ñi fu la ñu dëkk ci yooyu dañ koy sori nit ñi pour en cas pour bu ñu am ay accident yooyu ci nit ñi yow daal ñu koy sori nit ñi daal.
waxtaane jafe-jafe yi politique yi nga xam ne am na ci réew Mali ak it li ñu ci seetlu moo di ca ndajem conseil des ministres bi woon démb ci àllarba ji fii ci Sénégal amuñu genn kàddu goog jànge nañu ca communiqué ba ne bàyyeekoo na ci njiitu réew Macky Sall jëm ca la xew ca Mali loolee ndax da ko def ngir wàllu prudence ñu seen xam-xam màcc jëm ci yooyu la wàll gis nañu ne daal lu aju ci Sénégal ak taxawaay ba mu ca waram dafa doon lool dees koy dëppale ak taxawaay bi CEDEAO bokk ba nga xam ne du amuk luumaati Amadou Sabar Ba. Sénégal mooy partenaire bu njëkk bu Mali ci li nga xam ne mooy ay échanges commerciaux fii ci Afrique muy dëkkandoo boo xam ne mi ngi nekk ci ay jafe-jafe ci wàllum crise politique waaye mbir mi kenn waxtaanee ko ci conseil des ministres ci àllarba bi ñu génn Serigne Ahmadou Gaye nekk juriste politique jàpp ne Sénégal dafa teeyandi ci mbir mi comme ni ko réew yu africain yu bëri defee. président de la République dafa lu ñuy wax prudence dafa taxawee ci position boobu noonu. Sénégal le président de la République dafay dañ koy gën a xoxal surtout conseil yi nga xam ne ñoo nekk ci wetam surtout en question diplomatie droit et cetera tout ça dañ koy conseiller na ko mu def très attention puisque moom dafa bokkoon ci délégation bi nga xamante ne ñoo demoon CEDEAO dem na échoué na lamentablement donc del si waat kon tey jii su fekkente ne ku war a wax am na CEDEAO moo war a gën a fondé pour def condamnation waaye leneen. xalaat bu ni mel le professeur Moustapha Diaw Biral nekk enseignant en sciences politiques ca université Gaston Berger bu Saint-Louis mu xam le ne Sénégal day ànd ci dogal yi nga xam ne moo tukkee ci CEDEAO. mën na nekk tey mën na nekk aussi complexité wu situation yi option la parce que question sensible la pays voisin day nekk ni position bu nga xam ni moom la ñu exprimer ci CEDEAO donc Sénégal dafay aligné wu ci position CEDEAO moo tax bëggu ci wax leneen. waaye Mamadou Hadi Dem nekk jàngalekat science politique ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mu jàpp ne Sénégal waroon na àddu ci li nga xam ne moo xew ca Mali. li ñu doon xaar peut-être ci conseil des ministres démb bi c'est que au moins li gën a néew mooy mu am une condamnation par rapport ak li xew Mali parce que dafa remettre en question démocratie pour loolu weesoo aussi dañuy xaar ci conseil des ministres est-ce que jël nañu jàngat yi war yépp ci li xew Mali. ci talaata ji Mali amaat beneen coup d'état militaire gannaaw ay weer yoo xam ne ñi ngi ci crise politique ba waral lekk CEDEAO amal benn réunion d'urgence ci alxamis ji ngir rek réew mi di Mali bañ a dugg ci guuta. ASB Amadou Sabar Ba njiitu réewum Sénégal di président de la République Macky Sall am na réaction bopp ñi ngi ko nangoo ci compte Twitter am mu jëmee ko ci Mali ak la fa xew ca la mu bind nee na coup d'état ba am ca Mali soldat sa jël réew ma loolee dëppoowul ak li nga xam ne moom la démocratie santaane ci njiitam réew moo xam ne dañu koo fal ci nañu yoon santaane mu xam le ne looleet xutti daal li nga xamante ne ji moo di protocole bu CEDEAO bi jëm ci wàllu démocratie ak bonne gouvernance loolee la mu di lool it ñi ngi koy ñaawlu di li xew ci réew Mali rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi 13h13. ak RFM kumpa jeex na. Union des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest làcc wi ci ëmb ñi fare Sénégal ñoo ngi ñaawlu tëj gi nga xam ne tëj nañu ko frontière u Mali ba tax ñu sarse ba fees mënuñoo dugg biir Mali ña sarse Mali war a dugg ci réew mi mënuñoo yegsi loolee li ñu ci bëgg mooy ñu daal di koy dakkal dellu ca gannaaw nu mu gën a gaawee tijji yoon ya wata ya mën a kon dellu ci seenub liggéey. Moussa Omar Gueye reportage. lu jëm ci wàllu frontière fekkente ni tëj nañ ko lu yàgg dana am ay jeexital ci ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu demle bi ak dikk bi rawatina borom daamar yu mag yi muy camion yi ak yu ni mel Modou Kayre coordonnateur bi nga xam ne moo toogal union des conducteurs routiers fii ci Afrique sowu-jant ci Sénégal UCRAO. di leen wax ni situation bi nga xamante ni xew na Mali dina indi ay jafe-jafe wàllu dund dinañ am jafe-jafe ci wàllu bërëbu noppalukaay ak yeneen yu ni mel xat-xat lay indi aussi si dëkk yi fu mel ni Kidira ku xam Kidira xam ne bu oto yi demul blocage ba fay am dafay metti ci biir dëkk ba pour nga circuler sax problème bu metti la te li valable Kidira valable na également pour Moussala ndax présentement nii sax yi nekk port ak yi nekk Sococim ak yi nekk ci yeneen cimenterie yi ak yeneen lieu de chargement yi bu ñu déggee ni dañoo tëj frontières yi dañuy obligé garer seen oto dootuñu dem vraiment mbir mu doy waar la bu metti dañuy ñaan yàlla rek mu bañ a yàgg. Amadou Ba nekk président conseil communal waxambaane yi nekk ci diwaanu Tambacounda moom itam dafay yëngu ci lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu waxtaan ak gën a gindi waxambaane yi ci xeex lu jëm ci wàllu mbëkk mi ak yeneen yu ni mel moom nag bu fekkente ni frontières yu Mali tëju na ak ay jiixi jaaxa am ci réewum Mali daanaka dafay nekk li nga xam ne dafay gàllankoor ñi nga xam ne ñi ngi fii war a def la ñu féete foofu façon yéene ñibbisi Tambacounda nekk benn dëkk sele ba yoon boo
xam ne tey jii bëri nay doomaan Mali yoo xam ne ñu ngi fi wala boog ci yeneen réew yoo xam ni ala kulli àllin faaw nga jaar ci frontière u Sénégal ak Mali ngir yegg fa yu demee ni Burkina ak yu ni mel bu fekkente ni wàllum tëjte frontière yi yàgg na lool dana am jeexital ci ñoom. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, rajo Futur Média. tey ci yor-yor gi waroon nañoo xëyee ci réew mi am ndaje jëmee ko ci wàllu dëkkuwaay mu di conseil présidentiel jëm ci wàllu logement waaye tuxal nañu ko ba ci ngoon gi ca la ñu koy def li ko sabab moo di njiitu réew Macky Sall mi ko waroon a teewe dafa am tënk bokk na ci ndaje mu CEDEAO woote ci wàllu visio conférence ngir waxtaane la xew ci réew Mali léegi conseil présidentiel bi jëm ci wàllu logement ci ngoon gi lay doon ci woowule wàllu programme ñaar fukki junni logements sociaux yi nga xam ne état bi fas na ko yéene def Abdou Karim Fofana di jëwriñ gi ñu dénk wàllu urbanisme ak logement xamle na ne ñi jot a bindagum rek ngir yittewoo yooyu la kër yegg nañu ci ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-benni junni Abdou Karim Fofana ministre urbanisme ak logement teg na ci it ne lu aju ci lancement première phase bu projet boobee octobre gii di ñëw ca lay doon ñu déglu ko ak Ndiogou Diène. yéene président de la République moo noon fexe ci juróomi at yi téeméeri junni ci ay sénégalais jóge ci statut locataire doon ay propriétaire maanaam moom kër yi nga xam ne ci moom lañ dëkk léegi nag plateforme bi ñu ko tegee gis nañ ne téeméeri junni kër lañ wax ci juróomi at waaye ñaar téeméeri junni ak fanweer ak juróom benn ñoo bindu ñaar téeméeri junni ak fanweer ak juróom benn 236 000 ci ay suñuy naatangoo ay sénégalais ñoom ñoo bindu ci plateforme bi boo ko seetloo 224 000 maanaam ñaar téeméeri junni ak ñaar fukk ak ñeent ñoom ñoo bindoo fii ci Sénégal waaye fukki junni ak benn ñoo bindoo ci bitim réew France Italie Espagne ba dëkk yu bëri ba ci Groenland sax am na ay sénégalais yu bindu donc loolooy wane projet bi ni nga xamante ne noonu la ñoree sénégalais yi. weeru octobre bi ñoom dinañ tàmbali naam sax am nañu tàmbali waaye octobre bi la ci ñu bëri yi gën a mag andi seen suuf bi nga xam ne ñoom ñoo ko moomal seen bopp def ko ci programme bi à partir nag de janvier ci la ñuy tamit dalal yeneen surface yi nga xam ne état du Sénégal moo ko joxe ngir jàppale ko promoteurs yi ngir sénégalais yi mën a am kër ci parcelle boo xamante ne jënduñu ko état du Sénégal moo ko teg gratuitement yombalal leen ko boole leen ak ñi nga xam ne ñooy promoteurs yi ngir ñu mën leen defal ay kër te duñ leen laaj njëgu suuf si état du Sénégal daf koy dindi. defug leeral lu aju ci programme bi état bu Sénégal teg du ñaar fukki junniy logement waaye téeméeri junniy logement sociaux la. def ci kon ak joyandi waxtaane wàllu njàng meek njàngale mi lu aju ci examen certificat yi ak entrée en sixième yi gone yiy wut boobu la lijaasa tey jii xëy nañu suubu ci examen yi ci réew mi yëpp ñu xayma leen ci lu ëpp ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn junni candidat lu aju ci wooyu la wàll jëwriñ gi ñu dénk wàllu éducation nationale tey jii xëy na solo dalam defi tournée ci lenn ci centre yoo xam ne examen war na fa am ci diwaanu Ndakaaru rawatina ca banlieue ba Mamadou Talla ministre éducation nationale di rafetlu yëf yëkk ni mu doxe gis na ne daal lépp loo xamante ne ji doon nañ ko ci séntu gisandee gum nañu ko ci rawatina sax li ñu santaane ci wàllu cet ngir moytu lu lawal coronavirus ji ñu déglu ko ministre éducation nationale Mamadou Talla ci micro Ndongoka. visité nañu benn centre bu nekk fële si académie de Dakar HLM Grand Yoff ñu nañu fii également dans l' académie de Pikine mais li ñu gis mooy wax dëgg yàlla que niñ ko bëggee woon noonu la demee mesures barrières yi respecté nañ ko élèves yi ñëw nañu jël seen masque toog calme école yi également set donc pour le moment benn épreuve bi jàll na ba pare élèves yi ñu ne ma épreuve bi jafewul et écoles yi ñu am également si biir Sénégal au niveau des IA pour le moment ça se passe bien 286 000 candidats moo am donc loolu mooy CFE en entrée en sixième pour le moment ça se passe bien mais loolu nag war nañu remercier acteurs yëpp xam nga du affaire benn personne communauté bi yëpp moo jóg parce que xam nañ ne xale moom mooy espoir suba comme ñoom ñooy espoir ñun ñëpp ñoo jógandoo encadré ko yàlla def na ko mën nañu wax ne alhamdulilah si li ñu gis en tout cas ba léegi année bi daal jaar na yoon sama yéene mooy que foo dem si école yi nga gis barrières yi Covid su amee ak su amul yëpp point de lavage dafa war a am si école yi donc dañu war a continuer nii Covid bi tax na bu ñu am muy lu ñuy wax ne apprendre à la maison xam nga suba jàng ak jàngale du si biir classe rek loolu en tout cas moo am si addina bi te ñun am nañu chance am nañu suñu canal éducation am nañu yeneen jumtuwaay donc mën nañu wax ne que en tout cas ñun on a su tirer quelque chose de positif bi affaire bi amee ba léegi. ci nimiku googee mu xëyee centre d' examen yi moom Mamadou Talla ministre de l' éducation nationale dem na ba ci école APEXI bu Pikine ginnaaw raay fa la ñu yégee sax ne ci ñetti téeméer ak fanweeri élèves yi inscrit woon foofee ngir war faa defee examen am na fukk ak juróom-ñaar ci ñoom yoo xam ne ñëwuñu ndongaka
centre examen bu école APIX ginnaaw raay sud mu doon nag organisation bu examen entrée en sixième bu mucc ayib bu nu fi nemmeeku. nekkul centre bi ma njëkk a visité te gis naa ne fii lépp yemb na. ay raxasukaayu loxo yu nu teg ci buntu centre bi balaa kenn dugg daal ci raxas loxoom ba mu set soogaa laal ci gel bi boole ko takk sa masque ci biir saali tamit ñu nemmeeku ni dandante bi daal dinañ koy respecté. Bakary Badiane mooy président fédération association parents d'élèves yi ak étudiants yu Sénégal. ñun li ñu ragaloon moo di rek xale yi bu ñu leen bàyyee ñu ñëw jël fii virus bi yóbbu ko ci kër yi te gis ngeen ne contamination bi nu mu mel da nga jël disposition yu mat sur le plan pédagogique donc jury yaa ngi fii enseignant yaa ngi fii jël disposition yu mat sur le plan sanitaire yooyu itam constaté nañu te c'est une école modèle d'ailleurs très propre lépp a ngi fii. ci bis bu njëkk ci examen yi fii ci centre bi nag 313 candidats rek ñoo daal dee teew ci 330 yi nga xamante ni nag ñoo bindu woon Modou Kanya mooy président centre examen école APIX. actuellement nii moom su fekkee ñiy def français lañu ñoom ñu ngi toll ci ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom benn bu fekkee nag ñiy def arabe ñoom ñu ngi toll ci juróom ñaar fukk ak ñeent. waaw am nañu ay absents tamit au nombre de 13 pour le français et 4 pour ceux qui font l'arabe. ñoom candidats yi ci seen wàll ñu jàpp ni nag sujet bu njëkk bi taxu koo jafe loolu. c'est Omar Nabi Gaye épreuve yi méttiwul jox nañ ñu loo xam ne jàng nañ ko c'était bien on n'a pas de problème. Les épreuves sont faciles. département bu Pikine ci xayma mu doon nag 24 598 ci ay candidats yu nu daal di tasaare ci 91 centres d'examen ndonga ka Pikine rajo Futur Média. ndonga des ci moom mbir ak école sénégalaise bu Bissau lu aju ci examen yooyee xaw tuuti mu doy waar ci ñoom ndax jamonoy coronavirus ci ñu nekk dem beeg dikk bi doon lu jafe lool waaye teewul élèves yi fexe nañu ba dem Kolda defee jëfa seen examen candidats yi ñu fa bind ñoo ngi toll ci juróom-benn fukki candidat Abdoulaye Diallo. ngir jafe-jafe yu coronavirus ndongoy dara yu école sénégalaise bu Bissau tuuti si des ñu tardé seeni examen ndagam fii ci Kolda la ñuy passé seeni bile examen at bu nekk bi ay booru 22h la ñu yegg si fii ci Kolda ci kaddu monsieur Sadio mi nga xam ne moo jiite bile daray tubaab. jafe-jafe bi moom Bissau la ñu ko amee ñun balaa ñuy ñëw dañu war a def test bu ñu def test boobu moom dañu koy def à la veille de départ alors ñun dañu waroon ñëw le 18 loolu le 17 la ñuy def test yi te la dimbal nañu vraiment yëpp dañu négatif léegi résultat bi moo tardé di génn alors suñu ambassadeur bi moo taxaw bu résultat bi génne dañu koy yóbbu ministère de l'intérieur alors affaire bi daf ñu tee de telle sorte que cause pour laquelle ñun bala ñu fi jóge démb ay une heure et demie yooyu et puis si taw balaa ñuy yegg si fi ay 22h de la nuit la ñuy fi egg si ñoo ngi rafetlu matuwaay yi ñu jël ngir dalal leen. balaa ñuy egg si bu ñu war a dal nag fekk nañu yëpp defar nañu. indi nañu ay thermoflash indi nañu ay bal ay lavage tout dara manqué. ren juróom benn fukki candidat lañ fi présenté. ba ren dañu am ay 60 candidats. ci 60 candidats yooyu. 8 ñëwuñu. 52 moo fi ñëw. daaw école sénégalaise bu Bissau amoon na ay résultats yu baax ca examen certificat. bon les résultats l'année dernière au CFEE à l'entrée en sixième c'était vraiment bon. fi mu ne nii ñoo ngi waajal bu baax a baax examen bu brevet RFM Kolda Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo wutali diwaanu Touba ak géréw ya nga xam ne dawalkati camion manque foncier ña nga koy amal jamono ji bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi bàyyeekoo ci adjoint bu maire Touba nee na géréw ba ñu koy def teguñu ko fenn moom El Hadji Fallou Ndiaye xam leen ne daal ñoom ñay géréw jamono ji ci manipulation la ñu nekk ñu déglu ko moom adjoint au maire bu Touba di El Hadji Fallou Ndiaye ci micro Mariama Diop. géréw transporteur borom camion moo mën a géréw ci ay discussion ay lii laa war a fay wala lii loo ma fay waaye chauffeur boo xam ne dañ lay dawaloo rek loolu sa yoon newu ci loolu ñuy discuter naa droit de stationnement la ñuy fayu droit de stationnement ñëpp a koy fay sareet yi dañ koy fay taxi yi di ko fay yeneen oto yu fi doon jaar sa dëkk yu dem da nga ko war a fay bokkul ak li nga xam ne da nga ko war a fay ci kàmb gi nga xam ne dañ koo defar ne la ñëwal tuur ci loolu bu doonoon loolu chauffeur benn yi kàmb ga ñuy gase ji ñu ñëw ne mairie bi na leen ko def wala duñ fa fay wala duñ fa def nangam ca dañ koy fay dafa am loo xam ne nii yéenuwul maanaam teguñ ko ci dëgg géréw bi teguwul ci yoon transporteurs yi yëguñu ko ñiy géréw duñu ay transporteurs ay chauffeurs yu dawal nag ana naka lañ war a demee di discuter ay loo xam ne nii borom oto bi jëndub oto moo ko war a def kon li ñuy wax teguñu ko ci yoon dañ daan fay ONAS di la ñuy fay taxe de stationnement ba pare di fay ONAS wëlbati ko waat nag ONAS tëj kàmbam mairie bi defaral leen kàmb ne leen ñëw leen di ci tuur ba ONAS di pare ñu wëlbati ko ne duñu fay ca googa ca doon fay ca gii loolu mooy lan askan wi ñu bëgg nag neutraliser leen teg leen di defe ne ñoo nekk ci dëgg nekkuñ ci benn dëgg waaw loolu ñuy wax dara amu ci dañ leen a def ne dañ doon fay fee ñëw leen fayaat fii ñu ne dootuñu fay fii ca nangu woon a fay ca ONAS nanguwuñoo fay lii rek mooy coow li.
RFM bitim réew. dellu dalalaat Alaaji Georges Déthié Diop maa ngi lay nuyu Diop. maa ngi lay fay Ndiaye. ñu doore ko ak situation ba ca réew Mali doon na lool njiiti réew yi CEDEAO yi ñoo ngi koy waxtaane ci visioconférence. visioconférence chef d'état wu CEDEAO alxames gi mbootaay gi taxawal lépp lu jëm ci wala boog mu suspendre Mali ci ay instance am ñoom itam tëj seeni frontière taxawal lépp lu jëm dem ak dikk ci wàllu koom démb ab ndaje d'urgence conseil de sécurité bu mbootaayu xeet yi woo soldat yi ñu delluwaat ci seeni caserne ci lu gaaw bëgg itam ñu bàyyi Ibrahima Boubacar Keïta ñu itam ñu rétablir lii di état de droit loolu moo di càkkutéew fu mbootaayu xeet ya démb ci seen ndaje bañ doon amal. Mali la ñu des ba léegi ak Amnesty International mi ci réagir li mu bëgg mooy ña nga xam ne ña ngi leen di teg loxo ci réew mi ci lu tegewul fenn nañu ko bàyyi. lu ñu bëgg itam moo di ñu ubbi ab enquête ci homicide bi nga xamante ne nee nañ nemeeku nañ ko ci ñeenti nit yi ñu faat Ousmane Diallo gëstukat Afrique de l'Ouest francophone ci Amnesty International. militaire bu Mali ñu wax ñu ñaata nit lañ jàpp ci mbirum coup d'état bi nit ñëpp ñu ngi jàpp ñu bàyyi leen ñu. mën a tànn avocat bu leen neex comme ça su fekkee dañ leen di poursuivre devant les tribunaux ñoom ñu mën a am conseil juridique de leurs avocats puis en attendant que ñu leen di inculper wala ñu leen di libérer ñu permettre leen ñooñu ñëpp ñu jàpp muy président IBK muy premier ministre Boubou Cissé ñu mën a waxtaan ak seen famille puis communiquer ak ñoom et que de toute façon toutes les personnes yi nga xam ne dañ leen jàpp nañ leen seen droit yëpp nañ ko respecté nañ respecté toutes les conventions yi nga xam ne Mali signé na ko ak leur loi nationale. jàpp nañ premier ministre Boubou Cissé ak njiitu réew mi Ibrahima Boubacar Keïta xam nañ ni ñu ngi leen ci camp militaire Soundiata Keïta de Gati mais xibaar yi ñu am ak ñu mën a jokkal ñi nga xam ne jege nañ mbirum jeune bi ak famille yi président Ibrahima Boubacar Keïta ak premier ministre Boubou Cissé mën ñu ne dañ leen sonal wala dañ leen toroxal instant yi donc ils sont dans des conditions normales ils sont en détention ñu ngi leen tere dem ak dikk waaye kenn buntu xatalu leen à l'heure actuelle mais am na yeneen jëwriñu Mali yu ñu jàpp ñooñu ba léegi xamaguñu fan la leen téye ak ci yan anam lañ leen téye te loolu ñi ngi wax waa jeune bi ñu gaaw assurer population bi ak famille ñooñu ñëpp ñu wax ñu fan la leen téye ba pare que ñoom ñëpp ñu leen kenn mëngulu leen à l'heure actuelle. coup d'état ba ci Mali ak ni ki yor kaddu Legs Africa ak itam mbootaayu organisation société civile yi su Afrique sowu jant yi di jàppale Mali naka la ko gisee moom Alpha Wali Diallo ne ab message la bi ñu jégleel yeneen njiitu réew yi mu ngi woon ci RFM matin tey ci suba. dina alerter ñi bëgg forcer ñu ni leen seen askan éveil conscience citoyenne ba ñu am. depuis révolution arabe yi dafa am nu monde bi tëddee léegi ku gisul loolu cuune nga mooy askan yi dañoo yeewu avec le développement des technologies de l'information lépp la nit ñi xam lu fanaan fale yendu fii dafa am décalage entre li askan wi di bëgg askan wi seen xel ni mu ñore ak politiciens yi parce que politiciens yi njuuj njaaj lañ tam li xew Mali lenn dina tax ñu commencé tey balaa octobre di saytu Côte d'Ivoire balaa le Côte d'Ivoire ak Guinée 13 octobre 31 octobre te it CEDEAO ñu jëkkalaat seen taxawaay booy dem defi médiation ñun si médiation la ñuy liggéey gis il faut sortir des chantiers battus boo bëggee fay saafara fa dëgg waroo jël solution yoo xam ne nii moom la ñu tàmm gis boo diagnostiqué contexte bi fa dëgg xool les forces en présence ku si nekk la ngay wax te boo koy déglu bu ko dégloo ko xel boobu da nga xam loo war a wax. Georges ñu dem ci réewum Côte d'Ivoire nee nañu ajandeegum nañu ba ci digg weeru septembre maanaam li fekk yegguñu foofu rek duñu may kenn mu am li manifestation ca voie publique ba. loolee li ko war moo di violence yi ñu nemeeku fan yi ñu weesu te mu doon am ci manifester yi xam léegi nag démb la woon ca conseil des ministres loolee nag ñu tënku ci état d'urgence bi ne jamono ji ca Côte d'Ivoire bi mbas mi dooree ba léegi dogal googee nag mu ngi am jamono ji nga xamante ne Alassane Ouattara fas yéene jot investiture partem RHDP ci élection gi ñu dëgmal ak jamono ji nga xamante ne mbootaayu jigéen ñi féetewoo ci kujje gi ñu ngi woote manifester ca Cocody. ñu dem ci réewum Nigeria soldat sa nee nañu libéré nañu Kawa.
porte-parole bu armée bi moo ko xamle moom nee na ci xeexoo lañ ko libéré nag juróom-ñetti terroriste ñàkk nañ ci seen i bakkan l'armée bi ñàkk ci ñetti nit ak ñaari nit ñi nga xamante ne jëlee nañ ci ay gaañu groupe état islamique ci Afrique de l'Ouest moom moo jàppoon otage lu toll ci téeméeri civil ca dëkk boobee di Koukawa. maa ngi lay gërëm bu baax a baax Georges Diop. jokkoo njala paax a paax. RFM Sport. Cheikh Ahmed Tidiane Diagne. maa ngi lay nuyu. Ndiaye Mohamed maa ngi lay ziar. ay ci ñu ànd ak yow ci xibaaru tàggat yaram yi doore ko ak finalu Ligue des champions léegi xam nañu ñan ñoo koy football Paris Saint-Germain ak Bayern de Munich. waaw bu doonee bu weesoo rendez-vous nga xamante ni danañ ko amal niki dimanche gi ñaari équipe yi ku ci nekk am nga lu takku li nga xamante ne daal jox nañ la ko ci wàllum koppar ñaata section de jàmm. ñaari club yooyu nga xamante ni ñoom ñoo war a amal finale Ligue des champions gi gannaaw seen qualification daañu am itam ci wàllum koppar lu takku même bu fekkee sax ka ni du club bi nga xamante ni moom mooy gagné Ligue des champions bi mooy ëppale saa su ne ca la muy gagné ca wàllum koppar jàppaleen ni nag Paris Saint-Germain moom jamono ji amagum na ab enveloppe gu toll ci 115 millions d'euros te loolu nag ak lu résultat final gi mën a joxe Bayern Munich bi muy dajeel sax somme gu ko xaw a jege moom it lay am bu ñu sukkandikoo nag ca na nga xamante ni moom la UEFA di pàccalee koppar yi ci club yi nga xamante ni ñoom ñoo doon amal Ligue des champions gi bokk na ci prime de participation waaye itam millions yu bëri yi nga xamante ni moom mooy tukkee ci droit de télévision marketing ci noonee kon victoire goo xamante ni équipe am na ko ci phase de groupe bi dinañ la jox 2,7 millions d'euros te ci noonee nag Paris Saint-Germain ak Bayern Munich ñoom profité nañ ci bu baax côté Paris Saint-Germain am nañ lu toll ci juróomi victoire ak benn match nul ci phase de poule yi côté Bayern nag ñoom ñu am juróom benn ndam rax ci dollit koppar gi day gën di yokk saa yu ñu qualifié ci huitième de finale quart de finale demi-finale ba sax ci finale bi ci lu tollook 9,5 millions jàpp 15 millions d'euros yokk ci itam ni édition 2019-2020 gi ka nga xam ne moo nar a gagné Ligue des champions gi dina am ñeenti millions yuñ koy dollil Paris Saint-Germain nag mi nga xamante ni moom ca France dañoo gis ni ñetti club képp ñoom ñoo bokkoon ci Ligue des champions gi nag loolu moom moo tax moom it mu daal di gën a gagné ba nar a yóbbu itam lu toll ci 26 millions d'euros lu ñeel droit télévision yi ci at mi nag gis nañ itam que ni UEFA xaalis ba muy séddale yokku na ne mi ngi toll ci ñaari milliards ci euro Paris Saint-Germain nag moom ci wetam xamle na ni que ni dina may joueur parisien gu ci nekk lu toll ci 1 million bu fekkee gagné nañ Ligue des champions gi. man a wala yow waa Ndiaye yow ay ca gannaaw Ligue des champions boobu dañuy waxtaan ca rakk ja mu di Ligue Europa boobu moom final bi suba ci àjjuma ji lañ koy football suba lay doon incha allah Ndiaye na nga ko waxee diggante Inter de Milan ak ñii di waa FC Séville di doomi Espagne mi nga xam te ni ñoom nag dañ ko bëgg a jël mu doon seen juróom-benn yoon kooku la match ëllëg 19h GMT di heure Ndakaaru di ngeen ko mën a dégg itam en direct ci rajo Futur Média. Ansu Fati moom nag guléet ñu dal di ko convoqué équipe nationale bu Espagne moom nag moo nga xam te ni ma nga cosaanoo ci Guinée Bissau ñu dal di ko formé ca Masia di centre de formation bu FC Barcelone foofu la jot a jaar kii di seen sélectionneur nag di Luis Enrique moom moo daal di siwal ni ki tey ji suba gi liste 24 joueurs yi nga xam te daal jël na leen ngir ñu daal di teewal Espagne ci wàllum Ligue des Nations fàttali Espagne moom match bu njëkk dina ko amal ñetti fan ci weeru septembre digganteem ak Allemagne ba ca des juróom-benn fan ba tey ci weeru septembre seen digg ak ñiit waa Ukraine lay daal di doon. Ansu Fati mooy lu ndaw lu nekk Barcelone. waa kay ma nga noonu. gone da dul sonde waaye kon tooy na bu yàgg day daw rek. maa la ko wax xale daa attan kàttan nag. moo taxit mi ngi noonu. Ansu Fati de day daw rek. mi ngi noonu awtiis ci waggiw tàggat yaram bi kan moo génn àdduna. kii di Dimitri Ndiaye moom nag ci wàllu basket la doon yëngu foofu la ca Casamance Ziguinchor doonoon ni jamono entraîneur adjoint bu équipe nationale bu basket bu Sénégal ci jamonoy kii di Bonaventure Carvalho moom nag di Dimitri Ndiaye tey jii si suba gi la daal di dëddu àdduna ñu fas yéene ko jébbal borom moom tey jii ci ngoon ci bu tàkkusaan jotee ba tey foofu la ca Ziguinchor bi nga xam te ni foofu la dal di cosaano kon boo ko ñu koy ñaan yàlla yërëm ko xaare ko aljana Firdawsi Ndiaye fii lañ koy daal di yemale xibaar tàggat yaram. maa ngi lay gërëm di la sant Cheikh Tidiane Diagne. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. yegg si nañu ci Coro News moo di ponk bi ñu jagleel tolluwaayu woppi coronavirus ji ci àdduna bi Barthélémy Ngom lañ ci yàndal. ci alxames gi yemook ñaar fukki fan ci weeru août boo xoolee ñi mbas mi laal ci àdduna si romb nañu 22 millions ci ay doomu aadama ci àdduna si ñu ngi jege limub juróom-ñetti téeméeri junni ci ay nit ñu ñàkk seen bakkan bu ñu sukkandikoo ci The Coronavirus Application
limub ñi nga xamante ni ñoom ñoo amee doomu jàngoro bi dafay gën di yokk ci jamono ji ba ci sax réew yi nga xamante ni yaakaaroon nañu ne maîtriser nañu feebar bi tey ji mu mel ni ay vague yu bees la ñu fay nemmeeku Amérique moom di réew bi ci gën a sonn limub ña ko fa amee 5 million la yu toftal 400 ak juróom fukki junni Amérique moom limub ñi ko fa amee romb na 5 million ak 400 ak juróom benn fukki junni ba tey ci Amérique diggante démb ak tey rek lim nañu fa lu toll ci junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari nit yu ñàkk seen bakkan ndax feebar bi di mbas mi ci xayma ña fa ñàkk seen bakkan ci feebar bi toll nañu ci téeméer ak juróom-ñaar fukki junni yu toftal fukki nit ak ñaar Brésil it naka noonu limub ñi nga xamante ni ñoo fa ñàkk seen bakkan jéggi na dayoo ndaxte ci 7 millions yi cas yi nga xam ne am nañu ko lu toll ci téeméer ak fukk ak benn junni ñoo ca ñàkk seen bakkan Venezuela démb rek lim nañu lu toll ci junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn kaayu bees ci xayma ña ko fa amee weesu na fanweer ak juróom benn junniy doomu aadama waaye nag Venezuela ñetti téeméer ak ñetti nit ñoo fa ñàkk seen bakkan Venezuela daal di sax ne dafay defaat quarantaine territoire ba yépp ba pare ña nekkee ca nguur ga di tuumal migrants yi fay ñëw ne ñoom ñooy gën a tasaare virus bi France moom enregistré na lu toll ci ñetti junniy cas yu toftal juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn ci benn bés ci xayma ay kaabam ñu ngi toll ci ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti junniy cas ba noppi limuk ña fa faatu romb na fanweeri junni Espagne moom li ko tey yegg ci fanweeri junniy nit yu ñàkk seen bakkan bareetul ndaxte mu ngi ci ñaar fukk ak juróom-ñetti junni yu toftal juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari nit yu fa ñàkk seen bakkan ndax feebar bi di mbas mi ca réew moomu limub ña ko fa amee mu ngi toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukki junni yu toftal juróom-ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñaar loolu nag teewul Espagne ne dëkk bu wóor la ngir dalal ay touriste Italie moom diggante démb ak tey ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñaari cas la nu fa lim foofu ca Italie limub ñi nga xamante ni ñoo fa faatu ndax mbas mi toll na ci fanweer ak juróomi junni yu toftal ñeenti téeméer ak fukk ak ñaar ci ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróomi junniy cas yi nga xamante ni am nañu ko Belgique ña fa faatu ñu ngi toll ci juróom-ñeenti junni yu toftal juróom-ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñeent waaye nag ci fan yi ñu ngi nemmeeku ne kaaya ñu nga fay wàññeeku foofule ca Belgique Chine moom diggante altinek léegi amul kenn ku fa ñàkk bakkanam ci feebar bi di mbas mi waaye cas positif yi ñu ngay yokku ndaxte diggante démb ak tey am nañu lu ëpp ñeenti junniy cas réew ma ba fii mu nga ca juróom-ñetti fukk ak ñeenti junniy cas yu toftal juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom Allemagne naka noonu kaay mu ngay gën di yokku ba fii ñu ngi toll ci ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti junni yu toftal ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn foofee ca Allemagne ña fa faatu ñu ngi toll ci juróom-ñeenti junni yu toftal ñeenti téeméer ak fukk ak juróom ca Corée du Sud moom ci alxames gi am nañu ñaari téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti kaa yu bees fukk ak juróom benn junni yu toftal ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn ñoo fa amee jàngaro ji ñetti téeméer ak juróom-ñetti doomu aadama ñoo fa ñàkk seen bakkan Pérou moom feebar bi sonal na ko lool ndaxte ci benn bés rek lim nañu lu toll ci juróom-ñeenti junni yu toftal juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay kaa yu bees limub ña fa faatu romb na ñaar fukk ak juróom-ñaari junni ci juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñetti junni kaa yi nga xamante ni am nañu ko Russie nag moom ci juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñaari junni kaa yi ñu am fukk ak juróom benn junni ak téeméer ak ñaari nit ñoo ca ñàkk seen bakkan Afrique it di réew bi nga xamante ni mbas mi bàyyiwu ko gannaaw rawatina Afrique du Sud mi gën a sonn ci continent bi diggante démb ak tey rek téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama ñoo fa ñàkk seen bakkan ci xayma ña fa mbas ma yóbbu toll na ci fukk ak ñaari junni yu toftal juróomi téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñaar ci juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti junni kaa yi nga xamante ni am nañu ko Maroc ña fa dee toll nañ ci juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari nit ci limub ñeent fukk ak juróom benn junni yu toftal ñetti téeméer ak fukk ak ñett Égypte juróomi junni ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari nit ñoo fa ñàkk seen bakkan ci juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari junni kaa yi nga xamante ni am nañu ko ca Algérie moom lañ fa nemmeeku moo di ne kaa yi ci fan yi def mu ngi wàññeeku waaye teewul junniy nit yu toftal ñeenti téeméer ak fukk ak ñett ñàkk nañ fa seen bakkan ci fanweer ak juróom-ñeenti junneeg juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaari kaa yeen fa lim jeexalee fii ci Sénégal nga xamante ne diggante démb ak tey ñetti nit ñoo fi ñàkk seen bakkan limub ñi fi ñàkk seen bakkan nag mu ngi toll ci ñaari téeméer yu toftal juróom benn fukk ak benn limub ñi fi faati nag ba fii mu ngi toll ci ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak benn doomu aadama ci fukk ak ñaari junni yu toftal juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeenti kaa yi ñu déclaré fii ci Sénégal fii la ñuy yemandi ci Coro News. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia
seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop Home Choice Sénégal ak seen cuuraay raktak bi rey yooyu ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf tonni tooke jëy jóge ca porum Dakar coow la xëy na kalaate ci yéenekaay yu bari ñu xëyandool ubbi l'Observateur journal bi bind na ne ginnaaw bi ñu ko bindee démb di yëglu ci nitrate d'ammonium ba ñu denc ca Môle 3 ba porum Dakar mu toll ci ñetti junniy tonnes ak juróom fukk démb ba ñuy amal ndajem conseil des ministres président Macky Sall wax na ca bay sàkku ci ministre intérieur ak ministre environnement ñu càmbar loolee bu baax a baax journal bi nañu li tax ba président Macky Sall caaxaanul ci mbir moomee moo di ñëpp gis nañu li nitrate d'ammonium bi jur ca port bu Beyrouth kalaate fa rey fa téeméeri doomi aadama ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar yàq fa lu bare bari te li def jëye joojee mi ngi tolloon ci 2700 tonnes fii ci porum Dakar nag la fa nekk mi ngi toll ci ñetti junni tonnes ak juróom fukk l'Observateur dolli ñu ci ne kilifa yu port bu Dakar nangu nañu ci communiqué ne tooka jama nga ca porum Dakar réew mari fa la war a dem jot nañ fa yóbbu sax 350 tonnes la des ca port ba wax nañu armateur Exlog ma ko fa yebbi mu jëlaat ko nu mu gën a gaawee ba ñoom wax nañu ko ne ko wut nañu benn entrepôt ca jam ñaajo ngir jëlee nitrate d'ammonium bi ca porum Dakar yóbbu ko foofee ñoo nga ci liggéey ak ministère de l'environnement ba tey ci biir l'Observateur Baba Dramé directeur de l'environnement ak établissement classé ma nga fay wax ne produit bu nu mel ministère de l'environnement mënut a jël responsabilité bu toll ne di nangu ñu koy denc fenn ci réew mi wax nañu waa Exlog ñu ko fi wàccee nañu roñaat seenu marchandise génnee ko réew mi grand place nañu tooke joojee nekk ca port kilifa yu porum Dakaaru keccet nañ ci seen bopp ba mu set wecc waa ministère de l'environnement it nee nañu duñu nangu mukk nitrate d'ammonium boobee di des ci réew mi ministre de l'environnement di Abdou Karim Sall wax na ko ñi ko moom ba xamal leen ne mënut a joxe autorisation ngir ñu stocké yi fi ca jam ñaajo Soleil national nañu président national di Macky Sall nee na ministre intérieur ak ministre environnement loolee nañu ci def ab audit xool ko biir ak biti ba xam la ca nekk dëgg-dëgg bu ñu ci noppee jëli matuwaay ci kaaraangeeg dépôt ca port ba libération nañu ko dee ak sa bàmmeel waaye Ababacar Sadikh Bey ak i gaayam di kilifa yu porum Dakaaru lii am dëgg-dëgg ci mbiri waxuñu ko wax nañu waaye waxuñu lépp ne li ñu fàtte leeral moo di produit bu ni mel ak musiba mbabba kumba mu mën a jur nu ñu nangoo muy transité ci réew mi ba di fi yàgg beneen bi ci gën a doy waar moo di xoole nañu ba mu dugg fi waxuñu lu ko fi jële lu dul naan ñoo ngi seet nu ñu ko mën a yóbboo ca jam ñaajo denc ko fa la tribune nañu nitrate d'ammonium googee jugeegul ci réew mi léegi ndax nee nañu ci réew Mali fa la waroon a dem te ñëpp gis nañu ne réew Mali jamono ji tal na leneen lu dul di yanoo ko yebbee ko yeb ay marchandise boole ko kit réew ma dañu ko embargo te ñi ko embargo Sénégal ca la bokk anki dina kay mel ne ku naan ko ku ñu wàccul sax doo tala njaalow réew Mali guddi yu ñu toll am na sëkk lu ko doy jur jàng bu doon nit la ñu ne xëj na waa CEDEAO ñoo ko asphyxie ak li ñu leen embargo journal Le Témoin xëy dellu Mali di ñu baaxe yeneeni xibaar yu jëm ci coup d'état ba fa soldat yi def ba jële nguur ga ca loxoy Ibrahima Boubacar Keïta soldat ya ko def Témoin mi ngi ñuy wax ne ñoo ngi sàkku ci askano ñu dellu ci seeni activité dogalub embargo Mali gi waa CEDEAO jël yéenekaay bi nañu bu yàggee du jur jàmm li koy firndeel moo di camion malien yi ci Sénégal sarse nañu ba fees dell bëgg a dugg Mali mutaleen ñoo nga ca frontière ba taggatémbe mënuñoo dugg mënuñoo génn ñu génn fa te duggaat ci l'Observateur mi ñu wax ne Famara Ibrahima Sagna président comité pilotage dialogue national bi yokkalaat nañu ko yeneen ñetti weer président de la République Macky Sall moo ko def ba wax ne rapport bu commission politique bi soxla na ko laata fanweeri fan ak benn ci weeru août lise ko nañu Macky Sall ma ngay accélérer Famara Ibrahima Sagna ak compagnie nee na nañu ko yónnee ab rapport d'étape ci ndoxteel semaine bii di ñëw te weeru ñu nekk di weeru août bala muy jeex bëgg na ab rapport complet ci kaw taabalam lise ko xamal ñu it ne commission bi semaine bu ca nekk léegi ñeenti fan la ñu cee tànn di ci liggéey boole ko kit léegi pôle bu ca nekk juróomi nit lañ la may ngir ñu teewala ci travaux yi enquête dina kay nañu dialogue politique bi gaañi mbiri fast track la ñu ko bëgg a def ngir élection locale yi war a am ci réew mi mën a am ca date ba ñu ko jàpp Sud Quotidien jàpp ci kaw loolee ne général Mamadou Niang mi jiite commission politique bu dialogue national bi mi ngi ñaq-ñaqal Macky Sall ngir datub élection locale yi bañ a randu ñu fexe ba amal ko ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars 2021 gi ñu ko jàpp lu randu lu nekk la ko randal ko ëpp doole coow a ngi ne cobbay ci biir magistrat yi la tribune nañu justice bi ci boppam ñoo nekk ci layoo jamono ji li ko indi bokk na ci affectation bu magistrat Ngor Diop démission bu Ousmane Kane premier président bu cour d'appel bu Kaolack ci biir union des magistrats du Sénégal ak la ca Souleymane Teliko président union des magistrats du Sénégal tontu loolee moo jaxase carte gi la Sénégal di ñu leeralal li sooke démission bu Ousmane Kane ci bureau union des magistrats du Sénégal Vox Populi ne ko weesul ak fantasiro gu magistrat yu ndaw yi nekkee ak seeni mag ak xamadi gu jeune magistrat yi wane seen digg ak seeni mag loolee lay ñaawlu ba tax mu ne bokkatul ci kuréelu magistrat yu Sénégal yi Le Quotidien moom it xëye wax ji mel ne ku leen di njaay cekke UMS union des magistrats du Sénégal mu tuddee ko union dans un malaise sérieux Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop Home Choice Sénégal ak seen cuuraay raktak bi rey yooyu ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. pëj bu mujj bi ci xibaaru digg bëccëg gi moo di gis-gis yegg si nañu ca tey jii li ñu ciy waxtaane mi ngi jëm ci dialogue politique bi nga xamante ne ji kon dooraat nañu ko talaata jële weesu ngir tàmbali liggéey yi mu tënku nag ci dialogue national bi
ñuy xool ana fan la yi fi toll ak it li des nees ko war a mën a doxalee ba mu yemb ñu waxtaanee ko ak yéen ci gis-gis ci rajo Futur Média war a am ci waxtaan wi Saliou Sarr jàppandina Saliou Sarr mi ngi bokk ci membre plénipotentiaire de l'opposition ci commission politique bu dialogue national bi Saliou Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ñoo ngi ci waxtaan wi ak Benoît Sambou di coordonnateur pôle des plénipotentiaires bu majorité bi ci commission politique bu dialogue national bi Benoît Sambou maa ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. Saliou ma doore ak yow waxtaan wi yëf yi des ko maanaam li fi jaar mu di mbas mi taxoon na ni mu waroon a bougé wuñu ñu jekk-jekk jëlaat ko àpp nag dégg nañu ci président Macky Sall yéene mu di ñu teel ko jébbal rapport commission politique boobu ndax li ñu des ci àpp maanaam li fi des ci diggante bi jàpp nga ne danañ ci mën a liggéey bu jàppandi ba def ci rapport ba koy joxe. waaw jërëjëf donc maa ngi nuyu sama naatango ministre Benoît Sambou di wax ni xam nga liggéey bu baax moom boo ko tàmbalee ñu yaakaaroon ni dana nekk 2 weer 3 weer ñu gis ni poñ yi nu sumboon yi am na importance trop te boo bëggee waxtaan bu baax da nga koy xóotal buñ ko xóotalee moo tax ñu dem ba mu des lu tolloog 9 point objectif spécifique donc ñu yaakaar ni effectivement feebar bi amoon bi tax nañu taxaw buñ ko dee tàmbaliwaat nañ ko tàmbaliwaat def ay fan yu tegle ko loolu xalaat bu rafet la mais li may bañ daal ñu paraxee ko ba yàq li nga xam ne nii moom la ñu liggéeyoon ndax xam nga boo ne nañ ko liggéey ci 9 fan rek nga dem waxtaan def désaccord loolu yomb na xam nga waxtaan nu jubóowuñu après ngeen dem loolu moom benn fan rek mën naa nekk mais nag bu fekkee ne da nga bëgg li taxoon mu jóg ñu liggéey ko waxtaan xóotal nga yëkkati mu 10 nga bàyyi ko fa demaat ba suba seet nan nga koy yëkkatee noonu moo gën pour njariñu Sénégal surtout que poñ yi nuy waxtaane dafa des poñ yu bari yoo xam ne nii. mel na poñ yi dinañ ci ñëw Saliou dama foofu nga daanele laa bëgg am xalaatu Benoît Sambou Benoît dégg nga ni Saliou Sarr waxee moo di date bi daal dafay ragal ne lañ ci bëgg na waxtaane yëpp ak ni ñu ko bëgg a waxtaanee ba mu mucc ayib app bi tuut na tuut goog du ko mën a maye yow gis nga loolu. sama mag Saliou Sarr maa ngi koy nuyu au passage li ñuy waxtaanee xam nga dañoo président ak gouvernement bi dañoo jëloon engagement ni dañu bëgg respecter calendrier électoral bi respecter calendrier électoral bi maanaam fexe ba feebar bi fi am bañ a gàllankoor dëkk bi nu muy doxee bañ ko gàllankoor tamit mooy respecter donc calendrier électoral bi te loolu dafa bokk ñu mën a organiser élection locale yi ci période bi nga xam ne moom lañ ci jàpp pour ñu mën kaa waxtaane nag dafa am ay lu am solo loo xam ne il faut ñu def ko te loolu kujj bi moo ko exigé woon maanaam ñu évaluer fichier électoral bi évaluer tamit auditer fichier électoral bi évaluer processus électoral loolu pour ñu def ko il faut ñu tàmbali loolu léegi looloo andi président de la république ne maanaam donte yokk na mandaawu commission kii nu mu tëddi dialogue kii commission nationale du dialogue mais commission politique bi dafa war a indi rapport bu njëkk pour mu xam fuñ ci toll pour que ñu mën a tàmbali liggéey boobu donc fu mu ne ni de toute façon lu ñu waxtaanee amoon nañu ñaar fukki ak juróom-ñaari ponk yoo xam ne ñu ngi ci doon waxtaan fu mu ne nii pratiquement 16 yi am nañ ci ay accord am na juróom yoo xam ne parce que li ngeen war a xam tamit mooy malgré que amoon na feebar be mais amoon na ñu ngi doon continuer di waxtaan ci couloir yi et que am na ay ponk yoo xam ne sax xëy na nekkoon na gàllankoor tey ci luñ ñu ci wax avancé nañ ci ba presque am nañ ci ay accord validé ko rek moo ci des. Très bien. donc ñu comprendre ni tamit li ci des bëreetul te war nañ koo mën a tënk ci très rapidement ci fan yi nga xam ne des na mais dialogue bi yemul ci le 31.
très bien Benoît dinaa ñëw may ma tuuti rek baal ma Saliou sànq yaa ngi koy junj Saliou Sarr sànq yaa ngi koy junj mu di ay points yu am importance yoo xamante ne da ngeen ciy giitoo woon maanaam déggoo amagu ci woon mu di lool waxtaane ko dafay laaj jot te jot gi mayeetu ko sànq yaa ngi junj poñ yooyu yan ak yan la. waaw poñ yu xaw a bari la ndax xam nga sama naataango Benoît. ministre Benoît Sambou mi ngi wax ni 20 poñ ak juróom-ñaar. li ñuy jàppali daal ba jàpp ni dafa nekkoon 20 objectif spécifique ak ñett mu am ay sous-points c'est vrai que lu bari amoon nañu ay accord mais dafa bari poñ yoo xam ne nii dañ ko suñu amuñu accord ñu ni nañ ko denc bu ñu def désaccord yooyu bari na bu ma dee kii nii lu mu bon ban mat na juróom-benn ba ma juróom-ñaar am na ay objectifs spécifiques yi nga xam ne ni tàmbale wuñ ko woon yu mel na statut de l'opposition statut du chef de l'opposition yu mel na maanaam la place et rôle de la justice dans le processus électoral yu mel na calendrier républicain yu mel na l'organisation donc des élections ban kuréel moo koy organiser donc autant de points yoo xam ne ni dafa am importance yoo xam ne ni dañu yaakaar ni bu fekkee ni da nga ko sumb léegi rek pour wax ni tout de suite nan ko teeral dama ragal ñu am désaccord te bu amee désaccord maanaam ñu jubawuñu loolu moo tax ma ni am nga feebar bi dafa amoon ñu nangu ko ñun ñëpp xam ne feebar bi am na ñu dem ba saa ñu ne feebar bi il faut ñu dund ak moom mu nekk ay weer depuis mars donc boo ko dee tàmbaliwaat dialogue bi dañu wax ni man d'accord naa ñu gaawantu mais bu ñu def gaawantu boo xam ne ni day yàq li nga xam ne ni liggéeyoon nañ ko ndax bari na yeneen point yi nga xam ne ni article 80 affaire arrêté Ousmane Ngom offense chef de l'État cumul des mandats président de la République ay yeneen point yi nga xam ne nii comme li Benoît wax léegi waxtaanu bi maanaam du nekk waxtaanu biir kër rek yenn saa yi nga génn kër gi dem feneen pour gisee pour seet nan nga koy yëkkatee man daal li may ragal li ñun lu ñuy ragal li naam ni effectivement dëgg la doon war a valider terme de référence yi pour ñu def audit bi fichier électoral bi dañu war a valider terme de référence yi pour ñu démarrer évaluation processus bi yooyu yëpp dëgg la waaye nag gaawantu boo xam ne nii dañuy dem rek ñu ni lan ngeen am fekk amuñu lu bari man loolu lay ragal fekk ni juróomi fan wala juróom-ñaari fan donc noonu man daal nan ko may ñu nanu yóbbaale daal ni dañu war a am ay accords yu ñu war teg su loxo sénégalais yi pour ñu wax ne ñoo waxtaan nañu fukki weer ak nangam lii rek la ñu indi loolu daal loolu ngay bañ jërëjëf Saliou Sarr ma dem ak foofu ak Benoît Sambou Benoît ndax li mu wax it xel mënu ko nangu ndax maa ngi dégg ci xibaar ñu ne commission yi déjà ñeenti fan la ñuy daje ci semaine bu nekk boole ceeket représentant yi léegi dañu ko wàññi lii lim doon 20 ak lu teg léegi juróom la ñuy may pour pôle bu ca nekk looleet ragaloo maanaam mu bañ a jur résultat yi ñu ci doon séntu. non xam nga comprendre leen waxuñu ni waxtaan bi le 31 lay jeex kenn waxu ko dañu ne fii ba le 31 li ñuy def mooy valider pré-rapport bi maanaam jébbal président de la république bi ak gouvernement li nga xam ne d'accord nañ ci wax ko tamit fuñ ci toll maanaam problème yi nga yoo xam ne yu ñu d'accordul te encore une fois démb sous commission bu ñu tegoon muy waxtaan ci suuf wax nañ ni ñoom ci yu bëri ci juróomi ponk yu ñu leen dénkoon am nañ ci ay accord donc loolu bu ñu ñëwee dañu ci rendre compte ñu valider ko donc liy des 6 points mooy des 6 points yooyu la ñu wax ni normalement wax dëgg yàlla du ay points yu jafe ku nekk bu ci defee sa kattalaay kattan war nañ ko mën a yeggali ci 4 séances mais bu dee yembul tamit dialogue bi jeexul dañuy continuer waxtaan parce que du ay points yoo xam ne day impacter ci élection yi nga xam ne day ñëw donc maanaam dialogue bi jeexul le 31 jeexul ci ñeenti fan yi ñëw semaine prochaine dañuy waxtaanee de valider pré-rapport bi ponk yuñ ci mën a
jàpp ba dolli ko ci rapport bi ñu def ko yu yembul ñu continuer ci waxtaan ba keroog ñu ci am solution. très bien jërëjëf Benoît ci leeral yooyu maa ngi lay gërëm bu baax yaay coordonnateur bu pôle des plénipotentiaires bu majorité bi ci commission politique bu dialogue national bi gërëm it Saliou Sarr mi ubbi woon waxtaan yi moom it membre la ci plénipotentiaire bu opposition bi ci biir commission politique bu dialogue national bi gërëm leen ci ànd beeg rajo Futur Média mu newoon gis-gis newoon xibaaru digg bëccëg gi newoon Mamadou Mohamed Ndiaye ci kàddu gi Aliou Ba ci machine bi réalisation Alaaji Ndiogu Dieng service digital soxna Yacine Pouy jaa ngeen jëf ci déglu bi ci kanam tuuti da ngeen ànd ak soxna Aminata Ndaw ci yëgle yi ak tàgge yi ci rajo Futur Média mbokk yi yàlla nañu yàlla dolli jàmm. Choisir votre gamme de soins corporels, c'est très facile. Les laboratoires Alphée Paris ont conçu pour la beauté de la femme noire et métissée une gamme variée de produits aux extraits de plantes naturelles.